liggéey bi. naa bo li Sëñ Abdou Lahad doon wax nee na borom bët moom doo ko ne mi ngi nii liggéey bi moom ku fi teew ku nekkoon xam na li nga xam ne ci wàllu gis moom lañ jot a liggéey kon dañuy bàyyi Sëñ Asmalik Kane mu dikk ci phase yi nga xam ne kon moom mooy li ñu liggéey nii ba nit mën a gis lu jëmm ba toll nii mu toll Sëñ As bismillah. Sëñ barke borom Tuuba kon ñuy dellusi si yi nga xamante ni mooy li ñu réalisé ci biir 20 mois yi nga xamante ni moom la ñu weesu mooy avril 2020 ba décembre 2021 kon loolu ci wàllu étude liñ ci jot a réalisé ci total bi moo ngi toll ci 51 millions bu ñu jëlee li nga xamante ni moom mooy gros œuvre yi ci diggante installation de chantier bu ñu jëlee installation de chantier jël tamit li nga xamante ni mooy ay démolition ndax fii dafa amoon ay bâtiments yu fi nekkoon yoo xam ne nañ leen démolir évacuer leen ngir mën a doog a exploiter li nga xamante ni mooy site bi ñu jox loolu mooy tolloon ci 90 millions bu ñu génnee ci loolu nag ci lañ doog a entamer li nga xamante ni mooy fondation yi nag lii ci li ko composé woon bokk na ci fouille en pleine masse ak béton de propreté bi ak radier général boo xamante ni def nañ ko bu dend également ak ay fondation yoo xamante ni ay semelles isolées la ànd ak ay longrines de redressement ak ay semelles excentrées am tamit lu ñuy wax ay amorce poteau ak ay chaînage nga xamante ni ginnaaw longrines yooyu nekkoon ci partie structure porteuse biñ ko defee day maase ak li nga xamante ni moom mooy plancher au sous-sol bi kon loolu biñ ko calculer ba noppi ba def tamit sunu ay soubassement en aglo plein de 20 jël nañ remblai bi daal di remblai contre fondation ak li nga xamante ni noonu la xóote woon ñu bañ a fàtte ne dañ defoon ay fouilles en pleine masse mooy dañoo gasoon lépp ba mu xóot nekk ci fond bi di ci liggéeyandoo biñ paree defaat nañ lépp loo xamante ni remblai la fondation yooyu ñoo ngi ko estimé woon à 366 millions 251 930 donc loolu mooy li nga xamante ni mooy coût fondation yi biñ ci génnee nag attaqué nañ li nga xamante ni moom mooy élévation sous-sol bi ci élévation sous-sol boole nañ ci li nga xamante ni moom mooy indi voile yi ak yooyu yëpp li aajowoo lépp maanaam ci sous-sol bi ci tënk ñoo ngi ci tolloon ci 136 millions 780 mille 150 francs loolu mooy li nga xamante ni moo dem ci élévation sous-sol bi biñ génnee sous-sol bi nag ci la ñuy doog a am nag li xamante ni rez-de-chaussée bi mu ànd ak li tiim sous-sol bi ànd ak leneen yi nga xamante ni moom moo nekkoon fondation yi ñu doon njëkk wax en semelle isolée yooyu biñ koy def nañ li nga xamante ni mooy maçonnerie en creux en aglo creux de 12 ak ay aglo creux de 15 ak ay aglo creux de 20 li ëpp ci bâtiment bi ay aglo creux de 20 moo ci nekk aglo nag bu ñu ko waxee mooy li ñuy woowee ci langage ni mooy brique ay mool yooyu ay moolu 20 moo ci ëpp def nañ ci tamit ci kaw élévation boobu noonu defoon nañ ci li nga xamante ni tamit dafa ànd ak ay voile ginnaaw biñ génnee ci li nga xamante ni mooy rez-de-chaussée bi loolu lépp biñ ko xaymaa moo ngi toll ci 183 millions 220 mille 600 ginnaaw loolu nag ci lañ doog a ñëw nag attaqué li nga xamante ni moom mooy premier étage bi it amoon nañ ci ay mool ay briques de 15 de 20 ak de 12 ak loo xamante ni moom mooy voile ascenseur yi ak lenteaux yi ak allège yi ak li nga xamante ni mooy couronne décorative bi nga xamante ni moom mooy wër bâtiment bi ak plancher yi ak dal bi ak escalier yi yooyu biñ ko xayma moo ngi toll ci liñ réalisé 171 millions 229 mille 795 fi nga xamante ni nag foofu lañ toll ni muy ci deuxième étage bi jot nañoo defaat maçonnerie yi nga xamante ni moo ci am en aglo creux de 12 15 ak 20 réaliser tamit li nga xamante ni mooy poteaux yi ak linteaux yi poutres yi ak voile ascenseur yi ak li nga xamante ni mooy dalle alvéole yi nga xamante ni moom lañ nekk di teg nii te fii ak ñaari fan amaana dinañ ko pare ak escalier yi loolu biñ ko xaymaa moo ngi toll
ci 98 millions 342 mille 265 donc loolu moo jëm ci li nga xamante ni moom moo nekk deuxième étage bi ba léegi bâtiment annexe bi nekk à côté nga xamante ni yóbbaale woon nañ ay fondation muy auditorium bi élévation ñoo ngi ci defoon ay aglo creux de 15 ak ay aglo creux de 20 muy mool yi ñu doon wax yóbbaale tamit ay potoom mais moom spécificité bi nga xamante ni am na ci mooy gradin yi nga xamante ni mooy genre ay marche escalier yoo xam ne dañ ciy teg ay chaises yu sutante ki ci kanam du làq nga xamante ni mooy ci ginnaaw ngir li muy xool ci kanamam def ci tamit li nga xamante ni mooy ay dalam teg nañ ko ba noppi lenn rek moo ci des mooy coupole bi donc buñ jëlee auditorium bi élévation ñoo ngi ci def 44 millions 215 mille 725 francs donc buñ jëlee yooyu yëpp ñu boole li nga xamante ni mooy études yi sous-sol bi ak rez-de-chaussée bi ak premier bi ak deuxième ak auditorium li nga xamante ni jot nañ ko see réaliser moo ngi toll ci 1 milliard 2 millions 44 mille 465 francs loolu mooy li nga xamante ni moom lañ joto réaliser en termes de gros œuvre buñ ci yokkee études yi day ñëw 1 milliard 143 mille 1 milliard 143 millions 40 mille 465 francs loolu mooy li nga xamante ni moom lañ joto réaliser ñu jox waa direction générale ñoom ñu ñëw ci li nga xamante ni ñun techniciens yi li ñu doon soxla ci bâtiment bi bañ ñu koy jox ñoom li nga xamante ni amee nañ ko ni ñoom ñu dellu ci après ñu doog a jàll ci leneen. waaw jërëjëf sëñ As kon loolu mooy wàllu jëmmi li ngeen mën a gis nii muy bâtiment bi nga xam ne li mu wax rek ci diggante fondation bi ak sous-sol bi rek daanaka dem nañu 200 et quelques millions te mënul gis lu génn ci kaw suuf nga xam ne kon daanaka suul nañu 280 millions nit soog a mën a gis dara lu génn nii ci kaw kon nga xam ne kon pas-pas la ci fexe def fi bâtiment boo xam ne dana dëppook itte ji nga xam ne moom la kon sëñaatu wax ci kanamu sëriñ bi loolu nag dafa am lu ko liggéey li ko liggéey ay itte la yu bare yoo xam ne mbooleem ñi ànd ak moom Hizbut Tarqiyyah wuy si nañ ko ñi nga xam ne safoon nañu Hizbut Tarqiyyah ba lu Hizbut Tarqiyyah dugg it ñu fexe feeñal ci seen cofeel dikk nañ ci kon dana jaadu ñu leeral ñëpp loolu nu mu dikkee ba mën a liggéey lii nga xam ne tey moom la ñu mën a gis ci wàllu gros œuvre bâtiment bi boo ko xoolee ci wàllu li fi dugg ci koppar toll na ci 884 millions 184 mille 665 les mën a xayma wax fi mu jaar fi mu dugg fi ñu ko denc fañ ko génne ba la mu jënd loolu yëpp it am na ñuy këyit yoo xam ne mën na ko mandargaal ginnaaw loolu li fi dikk di bagage lii mën a doon matériaux de construction diggante ciment wala béton wala ay jumtukaay yoo xam ne ba tey dañuy dem ci liy liggéey lii mi ngi toll ci 323 millions 443 mille loolu lépp boo ko xaymaa li nga xam ne moo jot a dajeegum ci première phase bii ñu jàll ba ci assemblée générale bi mi ngi toll kon ci 1 milliard 207 millions 627 mille 665 loolu nag ñi ko liggéey comme niñ ko waxee sànq bu dee ci wàllu Hizbut Tarqiyyah ànd nañu liggéey ci niñ ko xamee woon ci wàllu phase diggante bi ci 24 mois yi dagg nañ ko ci juróomi phase dagg nañ ko kon ci juróomi phase kon juróomi phase bi tàmbale woon 20 décembre ba 19 juillet booba Hizbut Tarqiyyah li ca daje mi ngi toll ci 283 millions 587 mille 275 li nga xam ne kon mooy ay partenaires li ñu fi joxe toll ci 9 millions 73 mille 725 kon première phase bi liñ ci dajale mi ngi toll ci 292 millions 661 mille 292 millions 661 mille kon loolu mooy première phase bi kon ci turu kon jëwriñu daara ji ñu ngi siyaar sëñ Abo Mbakke mu sëñ Muntaxa mi nga xam ne kon fekk si nañu ci jotaay bi ngir dafa dikk ci yëfam ndax ku ko dégg gis ko muy yëngu ku ne dégg nga mu waxal boppam ne lii day yëfi boppam joo xam ne
jàppeewul boppam lu dul membre boo xam ne dafa bokk ci biir liggéey bi ànd ak ñoom liggéey bi kon ñu koy sant bu baax ci teewul ndax ginnaaw loolu it sunu sëriñ la te terewut doon na membre Hizbut Tarqiyyah boo xam ne kenn gënu ko fee doon membre kon ñu ngi lay dalal bu baax Mbàkke Balla ci turu mbooleem ku teew ci assemblée générale bi kon ñu wéyale kon liggéey bi ginnaaw bu première phase bi jàllee def nañu beneen deuxième phase boo xam ne mi ngi tàmbalee 20 juillet 2020 ba 9 octobre 2020 foofa li dikk ci loxol membre yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Hizbut Tarqiyyah mi ngi toll ci 148 millions 981 mille 520 li nga xam ne kon mooy ay partenaires yoo xam ne indi nañu ngir wane seenu cofeel ci liggéey bi liñ ci dajale mi ngi toll ci 17 millions 689 mille 795 kon deuxième phase bi toll ci 166 millions 671 mille 315 troisième phase bi mi ngi tàmbali 10 octobre 2020 ba 8 juillet 2021 foofa membre Hizbut Tarqiyyah yi liñ dajale mi ngi toll ci 251 millions 26 mille 405 bu dee partenaires yi 15 millions 981 mille 60 francs boo ko boolee muy 267 millions 7 mille 465 bu dee phase 4 bi nga xam ne moo ci toppaat kon muy jamonoy màggal gi mi ngi dalee 9 juillet kon ba 19 décembre nga xam ne daa jàll màggal gi 9 juillet 2021 ba 19 décembre 2021 bu dee ci wàllu Hizbut Tarqiyyah membres yi ñi ngi dajale 114 millions 362 mille 755 bu dee partenaires yi 8 millions 385 mille 350 loolu toll ci 122 millions 748 mille 105 francs ci boole phase 5 bii nga xam ne dugg nañ ko xayma waale wu ma nag li nga xam ne moo dugg démb ak tey ndax liggéeyu bilan jafe na jafe goo xam ne day am foo xam ne boo fa tolloo foog nga clôturer opération yi ngir mën a tënk li nga xam ne mooy li fi am lépp loo xam ne duggaat na kon lu weesu le 5 ndax bilan bi ñu ngi ko arrêté à la date du 5 kon li dugg le 6 bokk ci li dugg le 7 bokk ci li dugg ba sub tey bi bokk kon bu ñu dikkee ci wàllu évaluation kon daara yi xamee ko noonu xam ne kon à la date du 5 lañ ko arrêté ngir mën a tënk liggéey bi ci dayo bi nga xam ne moom la amoon loolu nag ci 5e phase bi nga xam ne moo nekk nii en cours te tàmbale 20 décembre bii ñu génn li ci dajeegum bu dee wàllu Hizbut Tarqiyyah 34 millions 826 mille 280 bu dee partenaires yi 270 mille 500 mu toll ci kon ci 35 millions 96 mille 780 lii mooy li nga xam ne moo fi dugg ci wàllu espèce boo ko xoolee ci wàllu Hizbut Tarqiyyah 832 millions 784 mille 235 ak ci wàllu partenaires yi 51 millions 400 mille 430 lépp di 884 millions 184 mille 665 comme nun ko waxee nag du ay apport ci wàllu koppar rek moo fi daje boo ko xoolee am na matériel ak ay engins yu bare yoo xam ne daje na fi loolu bi ñu ko xaymaa mu ngi toll ci 282 millions 518 mille kon ay machine toupie la ay projecteur béton la dampère la ay camion la wagon porte-char ak ay conteneur ak yu bare yoo xam ne ay apport la en nature yu dikk ci chantier bi nga xam ne ba tey xaymawaale nañ ko ngir génne ko bañ a doon loo xam ne dañ koy feggal wala ñu koy lefal waaye lu jàpp ci liggéey bi la ba tax fii ñu yegg si ñu mën fee yegg si lu wuteeg loolu am na liggéey yoo xam ne def nañ ko lu mel ni prestation 41 jours Poquelin yoo xam ne moo jëmoon ci remblaiement bi ak lu bare ak transport Poquelin bi loolu it xayma nañ ko mu toll ci 17 millions 750 mille am na ñaari bâtiment yu mag yoo xam ne ay daara la woon yoo xam ne comme ni mu ko waxee sànq fii lañ ko fekkoon ñu xayma woon ko ci lim bu bari sax ndax ci njëg gi ci départ bi daanaka ci 107 millions la prestation yi indi woon waaye biñ ko taxawee ak ay pexe defe naa ci 20 millions Hizbut Tarqiyyah taxawu na ko ba foofu mu am économie yu 87 millions ci wàllu démolition wu ñaari ouvrage yooyu. am na it ba tey matériaux de construction comme ni ma ko waxee sànq diggante ay ciment ak ay béton kon boo ko xoolee ci wàllu dajale li fi daje bu dee niñ ko waxee woon Hizbut Tarqiyyah kon ci wàllu bagage nature yooyu moom dajale na 320 millions 268 mille dolli ko ci la mu dajale woon ci koppar 832 millions 784 mille 235 kon Hizbut Tarqiyyah ci ñaar fukki weer yeeg ñeent yi li jëm ci këru xasida yi dajale na 1 milliard 153 millions 52 mille 235 bu dee ñi nga xam ne ñoo ñëw jàpp ci liggéey bi tey ay
ñu am cofeel ci Hizbut Tarqiyyah ba yegg ci sax fu Hizbut Tarqiyyah toll ñuy firndeel seenu bokk ci liggéey bi kon joxe nañu ci wàllu espèce 51 millions 400 mille 430 bu dee ci wàllu nature ñu joxe 3 millions 175 mille lépp di 54 millions 575 mille 430 kon boo ko xaymaa kon li nga xam ne moom la ñu indi Hizbut Tarqiyyah lim ci am wàllam ci cër mi ngi tolloo 95,48% li partenaires yi indi toll ci 4,52% boo koy xool ci mandarga moom la ñuy wone nii ba kenn ku ci nekk xam ne yaakaar naa képp koo xam ne liggéey nga liggéey boo xam ne nii nga ci demee daa mel ni kon sak pas-pas mooy la nga waxoon ci sëriñ bi caabi laa la ameel waaye membre Hizbut Tarqiyyah yi laa koy seqal membre Hizbut Tarqiyyah yëpp kon góor jigéen mag ak ndaw ci turu responsable moral ak direction générale gépp ñu ngi leen di sant ci taxaw ak taxawaay bi nga xam ne waxtu wu ne guddi ak bëccëg ñi ngi koy def ba tax itte ji ñu indi ko fii nga xam ne fii la yegsi ginnaaw loolu nag kon dana laaj ñu xool performance yi nga xam ne kon moom la daara yi def ndax lii moom buñ koy def jëwriñu daara ju ne da nga waroon toog ci kanam sa mbooloo toog sa ginnaaw ngir kenn ku ci nekk xam ne lii du ay chiffres yu ñu inventé du lu ñuy lam-laame waaye ay itte la yu ay murit yu yaakaar sëñ Touba di ko liggéeyal am di sàkku ngërëmam am pas-pasu defal fi sëñ Touba lu tax li ñu yaakaar ci am ko ci ngërëmam ñu mën ko cee amee kon boo ko jëlee ci wàllu cellule nationale yi ndax nii la Hizbut Tarqiyyah séddalee ay daaraam li ñuy wax axe 1 bu dee daaray Dakar première phase kon seen théorie ñu ngi toog muy sëñ Modou Thiam 54 millions 505 mille 500 joxe nañ ko deuxième phase ñu joxe 25 millions 603 mille 65 francs troisième phase ñu joxe 48 millions 11 mille 515 quatrième phase ñu joxe 22 millions 558 mille 500 cinquième phase kon à la date du 5 2 millions moo jotoon dugg lu bari nag duggaat na ci ginnaaw bi waaye nag waaw fukk ak juróom waaw nee nañu fukk ak juróom dolliwaat nañ ko waaw moo tax ma teel leen dànkaafu ci tàmbali kon daaree Dakar kon jusqu'à la date du 5 joxe nañu 152 millions 678 mille 580 kon waa kon sëñ Modou Thiam ak sëñ Moussa Sène jëwriñ nee na ngeen jóg taxaw ñu sargal daaree Dakar. waaw nañ jóg taxaw déedéet moom xoolal Dakar dama xam seen xumbal xaju fi léegi sëñ Moussa xoolal daf leen naa yow jógal taxaw kuy sa responsable zone woo ko bu jóg taxaw sëñ Dame Ndiouk daf la naa ko wax moytu ko nag dina la dab léegi ba raw la moo tax may ne woo koy mun a gunge la na jóg taxaw ndax dama bu nekk Dakar xam ne soññe bi benn rek la yu saarixoona fil xayraati la liggéey ngi nii boo xam ne ku ci feeñ di nga feeñ ci àdduna feeñ ci àllaaxira kon su ngeen jëfalee sëñ Touba 150 et quelques millions ci 20 mois dañ koy wax ci kaw ñëpp dégg ko te loolu jotewul dara ak seen ziar jotewul dara ak seen koor jotewul dara ak seen màggal jotewul dara ak liggéey bi nga xam ne dafa sax ñu di ko def kër sëñ Muntaxa loolu bu ngeen ko defee bu fekkoonte ne dina tax a ñàkk ñu mën a wax day tax ngeen di gën a naat ngeen di gën a yokk yaquudu lil aminu bil amini maa yuhsinul abdaana bi tasmini seen xarkanam day gën a leer jox sëñ Tuubaa day tax a yokku day tax a gën a woom day tax a gën a am kon jógal taxaw yaa koo xam ne jëwriñu zone la da nga woo sëñ Daam Njug nag na mu ay nitam nañ jóg taxaw dab si la léegi ndax yoon wi jiitu la ak dabe añ bi benn lay doon radiyallahu anhum wa radu anhum. jërëjëf ñu ngi sant bu wér di sant jëwriñ daara ji ci li mu wax muy liggéey bi nga xam ne nii fii la liggéeyu Kër Xasida yi toll ñuy soog a tàmbali ndax fii bilan bi toll li ci suñ kanam moom la ñuy wax kon jëwriñ yi nga xamante ni ñoo fi nekk muy zone boo jëlee zone 1 kon nañ jóg seeni jëwriñ ana waa zone 1 sëñ Seydina Bakrin Gueye ma nga ne le ñëwal jege si Cheikh Ibra Fall Lamp waaw na jug taxaw rek boo taxawee foofu rek baax na fa mu ne Cheikh Ibra Fall ana kii sëñ Dame Ndiaye waaw kon ñooñu boo jëlee kon baax na boo jëlee zone 2 waaw Seydina Bakrin Gueye ma nga ne le kon waaw yëkkati loxo ñu xame ko bismillah kon zone 1 ba zone 12 ku dégg sëñ Modou Thiam di woote na ñëw fekk si ko foofu ndax mu gaaw bismillah waaw ay ta leen
Daara Dakar. waaw zone 1 ba zone 12. ku dégg sëñ Modou Thiam di soññee bul xaar ñu woo la bisimilah. na gaaw sëñ Modou Wade waaw jug leen ayca ñëw leen. ku ne na jóg taxaw fi mu ne. waaw kenn ku ne fa mu taxaw rek na fa jug taxaw. waaw ku ne na taxaw fi mu ne. ñoo xam ne seen bopp lañ jug rek. waaw ma woog Baye Ndiaga Gueye ma woog Baye Bamba Niang jege si leen sëñ Yamar ana maam Thierno Ibrahima Ndamal Daaru waaw mu ngi ne le zone 2 ñoom sëñ docteur ñoom sëñ Birame sëñ Assane Mboub sëñ Mor Diagne Baye Daour su ma limee damay fàttali ñi responsable li ñëw ñi xam seen bopp sëñ Seer Sall sëñ Daour Diba jege si leen Ibrahima Sey Bara Seydina Ousmane Mbegere waaw ñu ngi noonu Seydina Ousmane Mbegere sëñ Mbengom Dieye ma ngoog jëwriñ yaa ngi noonu Abdou Diagne naa ngi nii Birame ngay dégg moom saaba la ay te murid waaxu leen mu gaaw waaxu leen mu gaaw waaxu leen mu gaaw waaxu leen mu gaaw. sëñ Assane Mboub sëñ Mën Ndiaye zone 11 jege sil sëñ Modou Fall bisimilah jege sil zone 10 Lamp Cheikh Ibrahima Fall ñëwal waay ay te leen na gaaw na gaaw na gaaw na gaaw na gaaw bisimilah. waaw kon léegi waaw ñoom sëñ Dame Diouf moom na jug moom itam Dame sëñ Dame Diouf jugal waay Touba Sacré-Cœur ba say branche bu gaaw ñun bilan zéro lañ def fi ñu toll nii góor sëñ Mountakha moo ñu boole benn liggéey la waaw ñun bilan zéro kadeel jugal yooyu dem ngay toog ni di lax jugal déedéet da ngay jug de sëñ Modou Thiam ayca jugal waay yow saaba yi mag yëpp yàlla ñu jiite ñu nëbbati daam ñëwal sëñ Samba Gueye sëñ Modou waaw kon yaakaar naa ne lii nga xamante ne bii jëwriñ daara ji leeral na ko boo jëloon tey ji ci espace su sëñ Abdoulaat Mbacke muy ñoom sëñ Abdoulaat Diba ak ñi ñu àndal liggéey bi ndax mbooloo lañ ak ñi ñu ko seqal muy ñoom sëñ Youssou Ndiaye ñoom sëñ ak ñi ñu àndal liggéey bi yëpp sëñ Lamine Faye ñoom sëñ Abdoulahat Ngom ñooñu ñoo jiite espace sëñ Abdoulaat Mbacke bi yor ko ak Mbaye Diouf ñoom nga jël lu mel ni soxna yi ñoom itam yor nañ espace ndax daara ji ci loolu lañ ko tënkee am na soxna yi mag ñi ak ndaw ñi am na góor ñi mag ñi ak ndaw ñi kenn ku ne ak sa espace liggéey bu ñëwee fi mu toll nii bu la waxoon ne 152 millions yi ak 15 millions yi indi tey boole ko ci loolu kenn ku ne mën na laa wax ci membre daara ji yëpp kenn ku ne li nga ci joxe waaw loolu itam amu ci lu ñuy réer ndax tuub ak toroxlu lañ koy jàppe ak tàmbali ne dañuy tàmbale guñu dañuy soog a tàmbaliwaat jugaat jaayantewaat sëñ Tuubaa ci li ne ci suñ kanam te xam ne li ñuy bàyyi xel mooy jëriñ daal ji li ma waxoon Cheikh Mamadou Mountakha ne ko caabi laa la amel caabi jooju mu ko waxoon fu ñu mën a ne ñu ngi teewlu Seexul Xadim mu ne ci suñ xel du ñu nelaw du ñu dallu te caabi jooju yëkkatuñ ko jox ko Cheikh Mamadou Mountakha équipé bâtiment bi mu ko waxoon na ko bu yor am xel lay doon soo ko jubsee buntu boo war a ubbiku boo fay dugg carte ba nga ba lay fay dugal loolu lépp danañ ko def ànd ko Cheikh Mamadou Mountakha ñaan nañ ko Serigne Touba ci jotaayam bi ci pàkkam bi ndax ñëw na fi membre nag ñi fi nekk ñëpp fii moom xasaanu rabbi futihat lii moo fi ne magasin yi suñu borom la ku fi nekk sa jëmm magasin la boo xamante ne bi liggéeyal yàlla rek moo ko tax a jóg amul leneen waaw Ablaye Diop kuréel xasida ana nga Ablaye Diop jógal bul na bëtu sëñ Ba Assane Diouf jógal fii maa ngi nii Ablaye lay woo maa ngi nii di la dégg fii moom waaw fii ñi fi ne buñ la xoolee da ngay gën a dem rek amul lu lay téye man daal Modou Thiam li tax ma jóg comme woo nga Ablaye Diop man dootuma wax ndax moom rôle responsable de zone la am 195 personnes ñu ngi ci kuréel 1 ba kuréel 4B nañ xam ne kon bu ñu waxee kër xasida yi ñun nañ xam ne bilan zéro bu ko Modou Thiam waxee kuréel yi nañ ko gën a firndeel loolu rek laa doon wax. jërëjëf baax waaw Dakar moom man suñu ma bàyyi woon di daan leen kañ yéen du ngeen nopp lu guddi du ngeen noppul bëccëg da ngeen di jànq di reñaan di liggéey saa su ne boole kooku woyaf ak xam ne sëñ Touba kenn du liggéey ci sëñ Touba di wane sa bopp da ngay toroxlu ndax sëñ Touba kenn mënut a jot ak xam kon suñu wooyee jëwriñ ñi dañoo bëgg nit ñi gis leen nguy roy leen toogaat leen ñu jàll jeeran daal dama bëgg ñu xam ne évaluation bi dañoo bëgg foofu mu doon loo xam ne am njàng daf ci ne waaye temps bi may ñu sax li ñu bëgg a def ñu mën koo def ni ñu ko war a defee sëñ Aatu dinaa ci wax ñaari baat sëñ Aatu moo tàmbali liggéey bi sëñ Muntaxa jël loxoom bu tedd bi teg ko ci waggam ne sama waa ji laa koy àndal
liggéey bi maa koy liggéey waaye sama waa ji laa koy ànd kooku kon mu ngi ci suñu biir li ma leen di wan nag firnde ne sëñ Atou ngi suñu biir mooy tey jii jarbaatam tudd sëñ Xaadim Ngay sëñ Atou yar ko toqi ko ànd ak moom ci sëñ Saaliwu ba muy jox sëñ Saaliwu juróom-ñeenti mbàjj yu mu jëlee Gàmbi juróom-ñeent wala fukki mbàjj yu mu jëlee Gàmbi douane yi téye ko amul lu mu ko fayee sëñ Atou di ko wan ne ko necci rek mu necci ba tey jii rek téeméeri million ak juróom fukk joxewaat na ko yoo xam ne lan la wax dafa ne juróom fukki millions yi ñaar fukki millions yi juróom sëñ Atou ko joxe ñaar fukki millions yi juróom maa ko joxe loolu duggaat na ci liggéey bi téeméeri millions yi imprimerie bii ñuy def fii ci suuf dañoo bëgg mu doon imprimerie de dernière génération mu ne waxaale leen machine 6 couleurs bi nga xam ne mooy doon Heidelberg machine yi nga xam ne du yàqu da nga koy yeesalaat rek machine yooyu bañ nañ ko ba souterrain bi lañ ko waajal fa lay dugg machine bi ñu ko waxaalee mu doon 100 millions mu ne dugal naa 100 millions yi bu ngeen jekkee kii dem jëli ji ko Italie la koy jëli ji dem jël ko chargé ko ci conteneur indi ko lépp féete na kooku moo àndoon ak sëñ Atou liggéey bi biñ koy tàmbali biñ ko àndee saa boo xamante ne gars yi gis nañ xare bi mel ni dafa nar a tàng mu am nu mu dikkee noo xam ne day ñemeloo ñëpp kon na ngeen xam ne liggéey bi sëñ Atou ci mënoon waaye ba bisub tey moo ci mën kon ñun nañ ñaan sëñ Tuubaa nangul ñu rek sëñ bi bu la liggéeyloo da lay jox jumtuwaay kon kii di dikk sëñ Maam Thierno nañ ko ñaanal sëñ Muntaxa mi ko jiital ci liggéey bi li mu bëgg ci moom yàlla na ko am sëñ Maam Thierno mu sëñ Moussa Basirou woyof lool mi ngi ni fekk fi sëñ Abo rakkam mi ngi nii kon gis na mi ngi noonu kon ñun njabootu sëñ Muntaxa desee lu ñu dara ñoom dañoo laxasaay ñëw suñu biir woyof ànd ak ñun liggéey bi kii may wax sëñ Xaadim Ngay moom may wax indi na fi machine tuppi jox ñu ko boo xam ne 50 millions la boo xam ne bu ñu neexee ñun bu ñu liggéeyee ba noppi di ci liggéey di ci am xaalis di liggéey laat sëñ Muntaxa yeneen liggéey machine bi ñoo ko moom projecteur à béton 75 millions camion Renault boo xamante ne dafa ñëw fii day wuti ji xeer di wuti ji lépp bis bu set 25 millions mu ne ko la lu ñu neex def ci bu ñu jëloon almet kos ci du ci am lu ñu ciy teg wagon porte char 15 millions te li may wax ni jotewul ak bis bu set béton mi ngi bis bu set alal la ngi ñëw kooku sëñ Atou ko toqi ci liggéeyal sëñ Touba mës naa am ci gàttal boog ndax lépp ci sëñ Touba jàngale la suukar su bare su mu joxoon addiya sëñ Saaliwu jël ci ab lim ci suukar si yónnee ko ku ñu wax sëñ Abdou Samad Sylla ca Njaareem sëñ Abdou Samad Sylla ci daaray kaamil ji la nekk foofu ci Njaareem la nekkoon defe naa ko xam Njaareem di nga ko xam ba mu ko yónnee daf ko wax ne ko sëñ Abdou Samad suukar si ma la yónnee de li tax ma yónnee la ko mooy sunu bis boobee nga xam ne maag yow ak sëñ Soyem ak sëñ Ablaat ak sëñ Moustapha Gaye ñaari Tafa la woon kenn ki dañ ko wax sëñ Tafa ak benn sëñ Moustapha Gaye tamit boo xam ne sëñ Jëmooy Gaye la mu ne ba ñuy dundal guddi gàmm yor cafetière café te amuñu tànk bu ñu ko suukaree bu dundal gàmm ca Njaareem yor cafetière café te amuñu tànk bu ñu ko suukaree kenn ci doom yi ci ñun ña fa nekkoon moo ma indil suukar su bare ma yónnee la sa wàll kon lu liggéey Sëñ Tuubaa lu mu la xañ dina ko jox say sët kon lu am solo la fi ñu toll nii Poroxaan képp seen dund at